lumbal kaw njoose guy tëdd ña nga ca daara Jolof fu ci nekk benn waxtu di nar jot na fa waxtu woowee ma jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. état bu Sénégal war a taxaw ca kanamu cour de justice bu CEDEAO ñeenti fan ci weeru mars ngir lu aju ci wàllu comparution benn recours bu jëm ci wàllu parrainage citoyen te lenn ci parti yu fare ci kujje politique gi jébbale woon ko foofee ak it société civile gi moom la ñu war a lijjanti ak moom. lu aju ci mbirum kankuran bi nga xam ne moo faatoon benn xale ci diwaanu Mbour chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Mbour nee na mbir yi ëpp nay loxo munu ko àtte maanaam incompétence la ca déclaré mu mel ne loolee kon dañu koy yóbbu fële ca tribunal bu Kees ngir mën ko fa leeral. coronavirus ak ñi nga xamante ne ñooy étudiants yi Sénégal ya nekk ca Wuhan tàggatéem bi fa ak seen i waajur yi nekk ci jaaxle taxawaay bi war ngir ñu maanaam yëf yi bañ leen a gagné mu di suivi psychologique bi ana nan lañ ci war a doxalee des na ànd ci xibaaru digg bëccëg gi ak responsable bu cellule social bu ministère de la santé di docteur Aboussi gulet muy wax jëmee ci lu ni mel dina di wax ci xibaaru digg bëccëg gi. bëccëgu tey gi mooy bëccëg bi ñu jagleel rajo ci àdduna bi yëpp diwaanu Tambacounda des na fa dem xooli rajo yo foo fekk nañuy doxee seetlu bi rajo communautaire yi programme yu bari te wuute te neex moom la ñu cee ni mi ko des na ci ànd ak reportage ak suñu natango la ñu teewal ca boobu la diwaan buñ ci noppee dalal Pa Bes Diba moo ñuy faram fàcceel xibaar yi biti réew yi Pa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed ñu wax ci wàllu coronavirus ak artu gi jóge ci commissaire bi yor wàllu koom-koom ci Union africaine ne réew Afrique yi nañu moytu bu baax a baax jàngoro jooju ndax mën na fekk seen koom-koom ci wàllu économie wàññeeku bu baax a baax Fonds monétaire international di FMI daal dina suspendre kal programme am bi mu amoon ak Guinée mi ngi jël dogal bi ci juróom-ñeenti fan ci weeru février gi ñu nekk dinañ dem ci Libye wax ci conseil de sécurité bu ONU moom démb daal dina adopté ab résolution ngir wax daal nañu teg ngànnaay yi foofu di cesser le feu loolu nag ginnaaw buñ ko fukkeek ñeenti réew voté résolution boobile. fii fukki minute ak juróom gën ko yàgg daañu ànd ak yow ci xibaar bi yu tompi toftal te tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne koy toj lu ciy gën a fës Diagne. wàllu football danañu ko daal di waxtaane ak jafe-jafe yi nga xam te ne nemmeeku nañ ko niki fan yi weesu foofule ca Dakar Sacré-Cœur ci lu jëm ci mbirum pédophilique yu ni mel gannaaw loolee jëwriñ ju yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba daal na xëy tey ji ci suba daal di dem nemmeeku foofu waa Dakar Sacré-Cœur ngir kon bokk daal leen jàppale ci jafe-jafe boobu nga xamante ni ñu ngi koy dund bu loolu weesoo itam danañ dem ci tugal daal di waxtaane championnat ci biti réew itam bu loolu weesoo wàllu basket itam dañ ko daal di waxtaane ci xibaaru tàggat yaram yi ñeel lii di championnat bu Sénégal niki week-end bi lañ koy daal di door. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinaa leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ci nuppee daanoo génn ci gis-gis tey jii li ñuy waxtaane ci gis-gis mi ngi jëm ci wàllu code de la presse ak it li ñu nimmiku ne retard jëmee ci décret d'application bi ci seen gis-gis ana lan moo ko tax tàggatim bi dinañu ko waxtaane ci gis-gis ci rajo Futur Média Aliou Ba moo nekk ci machine ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp ba rek li ñu duggee ak yéen ci yaatalu xibaaru digg bëccëg gi état bu Sénégal war a comparaître ñeenti fan ci weeru mars gi ñu dëdmal ca kanam mu cour de justice bu CEDEAO lu aju ci recours boo xam ne parti politique yu fare ci kujje politique yi ak it ñu fare ci société civile gi ñoo ko jébbali woon foofee jëmoon ci di jébaane ka ŋàññi lii di parrainage citoyen ak ni muy demee ñu teewlu kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci ki nga xam ne moo di maître Abdoulaye Tine mooy président bu union socialiste et libérale ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jën ba ñu demee def suñu recours ci cour ci ëttu àttekaay boobu argument yi nga xam ne moom la ñu avancé moom mooy que loi boobu dafa salfaañee ak yelleefu sénégalais yi parce que tout simplement loi bi ci boppam nu ñu ko defee dañ ko teg pour génne ay nit seppi ay nit ci élection bi benn ñaar moom mooy yoon charte yu mu teg ak ponk yu mu teg loi wu parrainage bi méngoowul ak moom parce que yoon lu mu wax mooy loi dafa war a claire dafa war a précise loi boobu ba ñoom bañ koy appliquer kenn ci ñoom mënu la wax nu ñu koy appliquer dañuy demander maintenant conseil constitutionnel mu ubbiwaat saytuwaat mbirum prestation wu serment wu Macky Sall comme ñoom ñoo ko samp tabb ko parce que am na benn décision bu bees lépp mbirum yoon la bi nga xam ne moo ëpp maqaama décision wu conseil constitutionnel bi. loolu ngeen di xalaat di ñu neelal élection yi fi amoon est-ce que newoo leen di gént. non du gént lépp yoon na ko teg tënk ko tëral ko. li ma wax nii bu dee mbir mu bees am na foog ñu ubbiwaat dossier wu Macky Sall loolu yoon moo ko tëral. am na Malawi am na yeneen dëkk boo xoolee ci taarix am na Chili am na ay dëkk yu bëri c'est pas la première fois que ay élections présidentielles ñu leen di donc neenal comme li ma wax léegi constitution sénégalaise dafa prévoir lépp bu président amee empêchement en cours de mandat
suppléance bi assemblée nationale mooy toog constaté ko président wu assemblée nationale jël lenge yi le temps ñu organiser élection bu bees. coow li ñu fi yëkkati jëm ci xoolaat statut bu mairie bu Ndakaaru maanaam ka koy jiite doon ko président di fa teg ba bokk ministre ba loolee constitutionnaliste bii di Ngouda Mboup joxe na ci xalaatam ci gis-gisam bu ñu ko defee décentralisation moo ca nar a gaañu gis nañ ne loolee ak dellu gannaaw la gu rëy lay doon ci wàllu démocratie Ngouda Mboup ñu déglu ko ak Georges Diop. Dakar moom mooy gox bi nga xamante ni moom rek la ñu bind ci constitution bu Sénégal ndaxte moom mooy capitalu Sénégal tamit loolu dañ ko def ci constitution du Sénégal waaye tamit damay fàttali ni depuis 1996 Sénégal fii ñun dañoo def ci décentralisation loo xamante ni dañu ko suuxat maanaam dañu ni lépp loo xamante ni nguur gi daf ci daan teg loxoom wala lépp loo xamante ni nguur gi da koo yoroon nguur gi da ciy bàyyi lu bari jox ko collectivité territoriale yi pour démocratie locale li ñu naan ci gox-goxaan yi ñu mën a fa suuxat démocratie loolu nag day tax ba nga xamante ni dañu am benn régime unifié régime boobu mooy maanaam bépp collectivité territoriale ñoo bokk statut maanaam kenn mënut a exercer ci ñoom benn tutelle contrôle bi ñu mën a exercer ci ñoom rek c'est un contrôle de légalité waaye bu fekkee li loolu la ñu bëgg a def Dakar loolu méngoowul ak li constitution bu Sénégal wax parce que constitution bu Sénégal li mu wax ci article 102 dafa ni képp kuy gox-goxaan dañu lay bàyyi ña fa dëkk di tànn maire bi ak ñi nga xamante ne mooy conseil municipal bi muy organe délibérant ñuy doxal waaye loolu nag su fekkee dañ koo dindi nangu ko ñi nga xam ne mooy nguur gi bëgg a tabb maire bi su boobaa noonu dañuy nasaxal lii di démocratie dañuy nasaxal lii di décentralisation maanaam Dakar mi nga xamante ni moom collectivité territoriale la boo xamante ni nii yàgg nañ fee wote maire yàgg nañ koo fal su boobaa noonu ñi fi dëkk ñoom danañu porter atteinte à leurs droits te su boobaa dañuy mel ni ñu leen boddi te loolu méngoowul ak démocratie loolu méngoowul ak yoon muy état de droit te loolu la constitution bu Sénégal wax dafa ni képp kuy citoyen am nga droit fal sa maire. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Fatick am na juróom-ñaari ndaw yoo xam ne pëlisub dëkk ba teg na leen loxo démb ci ngoon lañ leen jàpp ndax dañu doon manifester foofe loolee ginnaaw ba ñu demee denc seen naataango bii di Mamadou Lamine Koyta doonoon jawalkatu Jakarta te mu faatu ba ñu ko dencee ba ñëw nag ci lañ doon wane seen mer foofe la leen miti bokk na ci li tukkee ci autopsie bi ñu def ci seen naataango bii di Mamadou Lamine Koyta dañoo gis ne daal résultat ya ñu joxe bokkul ak li am loolee taxoon kon ñu doon wane seen bopp. chambre criminelle bu diwaanu Mbour nee na lu aju ci mbirum kankurang bi rayoon benn xale ca Mbour du lool mën na koo àtte loolee tey ji la ko xam ne li mu jur nag mooy kon yëf yi dañu koy jël jébbalaat ko tribunal bu kees ngir mu lijjanti ko Abdourahmane Diallo ca Mbour ci leeral. chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Mbour xamle ni mënul àtte ñaari responsable collectivité mandeng yi nga xam ni dañ leen taqal ci ndaw bi ñu faat di Mamadou Top Thiombane ci atum 2017 défense bi moo njëkk a xamle li ni mel maître Abdou Dialy Kane. loi bi dafa sàkkal tribunal bu nekk fi nga war a yem te dossier bi juge d'instruction bu Thiès moo ko yore woon si ginnaaw gi ñu créé tribunal grande instance de Mbour biñ ko créé alors que dossier bi mi ngi nekkoon Thiès waa autorité judiciaire Thiès dañu waroon dossier yëpp yi nga xamante ni Mbour moo ko war a àtte dossier yooyu yëpp dañ ko waroon indi de tribunal de Mbour mais ñoom malgré que dañu créé tribunal de grande instance de Mbour dañu gëmm continuer di saytu dossier yi mel na daal faalewuñu loi bu bees bi ñu tëral moo tax juge bi ne juge d'instruction tribunal de grande instance de Thiès bu nga xamante ni ci Thiès la bokk mënu ko indil ay accusé tribunal de grande instance de Mbour ñoo leen war a at. léegi dossier kankurang bi dañ koy delloo tribunal bu grande instance bu Thiès donte sax waa défense bi di xamle ni même tribunal boobu mënuñoo àtte mbir moomu. même Thiès du sotti parce que ñëpp xam nañ ni li tax ñu leen doon topp fii la amee woon Mbour donc te Mbour léegi am na tribunal de grande instance donc Mbour rek moo leen mën a àtte xaw ma nag nan la ñuy débrouiller ba génn ci. ci fàttali le 10 septembre 2017 la benn kankurang daal di dóor ba rey benn ndaw ci Mbour kankurang bi nag ba léegi kenn tegu ko loxo ñaari kilifa yi nga xam ni tegoon nañ leen loxo te bokk ci collectivité mandeng fi mu ne nii dañu am bayum neggandiku RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane bawoo Mbour wutali Ndar lu toll ci fukki nit ak ñaar yi nga xam ne teg nañu leen loxo jàppe leen ca manifester yi amoon ci diwaanu Ndar seen digg ak takk der yi ca ñooñee am na ca benn élève buy wuyoo ci turu Amadou Ba
moom Amadou Ba nag ak njabootam ci jaaxle la ñu nekk jamono ji ndax gis nañ ne ba ñu ko mandat dépôt ba léegi mi ngi ci coono bu rëy boole ca kit day élève ba tax na sax ay kayam des ko koy yóbbul ngir muy mën di wéyal am njàngam foofee ba keroog yoon di dogal dara ci mbiram mbokk yi nag di sàkku daal ñu dawal ci yërmande te bàyyi xel ne day jàngi Nabi Silla ci leeral. jaaxle gu rëy ci la njabootu Amadou Ba di élève bu bokk ci fukk ak ñaari mineur yi nga xamee ni teg nañ leen loxo gannaaw manifester ya amoon ca Guet Ndar. man ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay moo topp si man Amadou Ba fi la nekk si kër gi élève la nag CMP Tavan lay jàng. Dieynaba Sadio Ba di xamle ni ñoo ngi jaabante diggante kër gi ak kaso bi di yóbbul seen doom ji lekk. ñoo ngi koy visité ji léegi nag prison moom ñu ngi fay dem ñu ngi koy yóbbul ndékki ñu ngi koy yóbbul añ tout et tout ñu ngi koy visité ji tamit xamaatuñu dara si li xale yi nekk kenn waxaatuñu dara. ñoom ñu jaaxle sax ci ëllëgu gone gi ci lu aju ci wàllub njàngam gannaaw li nga xamee ni jot na ko raté booba ak léegi. dafa mel ne dañ leen fa teg rek mel na ku dañ leen fa fàtte parce que kenn waxaatul dara ñun de ñoo si nekk di wax peut-être avocat yi ayu moom ñun ñoo ngi toog ne xamuñ ci lan lañ toog et déjà am na lu ko rëcc dañu obligé jël ay kayam yóbbul ko foofu pour muy jàng composition rëcc na ko bu devoir amee tamit rëcc na ko est-ce que année bi même su continuer jàng est-ce que année bi dina nekk année boo nga xam ne lu muy mën a réussir la tiit nañ kenn ci ëllëgu jàngam tiit jaaxle nañ tamit. Ousseynou Ba di baay bi jóge ca Ndakaaru indi jaaxle gannaaw bañ ko waxee mbir mi na mu demee. non situation bi moom métti na ma parce que toog naa Dakar ñu ne ma sa doom dañu ko jàpp. waaw ça m'a fait mal. fii ne nii actuellement man dama taxaw pour seeti ko. Dieynaba Sadio Ba di tantam bile di fàttali ci anam bi ñu ko jàppee. yëfu xale la mu dem noor wàññeeku gis na daw yeeg dàqee agissement yi mu taxaw du seetaan yëgul lu dul am nag neen ku civil rek jàpp loxo réaction bu immédiate la bu nit jàppee sa loxo geesu xam lokkan la na ngay xëcc sa loxo xale bi aussi yëfu xale rek dew ma fen parce que loo xamuloo ko nee na juste oto bi ñëw gaare ñu patam patamee dugal ko ci biir dóor nañ ko aussi gaañ nañ ko. njabootu Bagile nekk ci seen fubugu ci biir Njolofeen bëgg wàllu ci seen doom yooyu waaye itam yeneen gone yi nga xamee ni jóg nañ leen teg loxo ci mbir moo xam ni daanaka seen yoon nekku ci. RFM ci Ndangéej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. étudiants yi Sénégal ya tàggatémbe ca Wuhan ndax jàngoroy coronavirus ga lëmbe réew ma jamono ji bu dul woon ak taxawaay bi ñuy def ci moom mu di suivi psychologique kon dana xaw a doy waar ci ñoom. loolee nag li koy firndeel mooy donte sax sori nañu terewul dees leen di woo ci téléphone di wax ak ñoom di dalal seenum xel di leen delloosi mu di suivi psychologique naka noonu it seen waajur yi nga xamante ne ji ñoo ngi fii ci Sénégal nekk ci jaaxle ndax seen doom yey tumuranke foofee ca Wuhan ñoom it dañ leen di topp psychologiquement loolee ay kàddu yu leeral la yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci responsable cellule psychosociale bu ministère de la santé docteur Aboussi lay wuyoo ñu déglu ko ak Awa Mbaye. lu temps bi di gën a dem étudiants sénégalais ya nekk ca Wuhan seenuk njàqare ak tiitange di wàññeeku jëm ci situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund di jàngoroy coronavirus lëmbe ca ville ba nga xamante ne ñoom foofu la ñu dëkk docteur Aboussi di psychiatre xam-xamam màcc ci pajum jàngoroy xel jiite kuréel gi ministère de la santé teg ngir jokkoo doomu Sénégal yi nekk ca Chine. situation épidémie bu amee doo gën a nekk isolé nga gën a protégé wu. mais ñoom bi ñu demee ba ñu waxtaan ba ñu comprendre que ne kon ñoom ndekete lii situation bi métti na naam métti na wante moo gën ci seen wér-gu-yaram donc ñoom souvent dinañ mën a commencer nag am beneen mentalité pour l'instant ñoom ñi ma ci nekkanteel ñu waxtaan ci ak ñoom nekk na ci ay xale yoo xam ne ay xale yu jàmbaar lañ seen état psychologique daal gis naa ne vraiment ay ñoom góorgóorlu lu baax stable nañ. étudiants yi nekk ci Chine seen waajur yi nekk fii ci Sénégal tiit nañu ba ñu xamee ne épidémie ba ma nga foofu ndax seen njaboot ga fa nekk waaye nag tey psychiatre bi nee na ñoom itam ñu ngi commencé dal. wax naa njàmbarte xale wante tamit il faut ñu waxtaan njàmbarte waajur yi parce que niñ koy waxee doom dafa sori ci nit donc tey jii man jàpp naa ne ku nekkoon seen place ku nekk tamit faw nga am lu la métti loolu kenn mënu kaa bañ loolu sax moo tax bi ñu defee cellule bi monsieur le ministre waxee ñu def cellule bi ñu ne cellule bi dafay accompagner xale yi nekk wante it dafay accompagner ñi nga xam ne mooy seen waajur yi nekk Dakar ba nga xam ne ni ñu mën leen a jàppale ba ñu mën a jàll situation bi ci lu gën ci ñoom. fukki psychiatre ñeenti psychologue ñaari assistants sociaux lii nekk équipe bi nga xamante ne moom la ministère de la santé teg te docteur Aboussi jiite ko lépp rek ngir toppatoo lépp lu jëm ci wàllum épidémie coronavirus rawatina ci njàppale mi ci wàllum dalalum xel ci bépp doomu réew mi bu ko soxla bokk na ci étudiants sénégalais ya nekk ca Chine ak seen waajur yi ñu bàyyi fii
ci Sénégal. Bassirou Kébé di conseiller bu président de la République ci wàllu gone yeeg tout tànk yi xam le ne gouvernement bu Sénégal mi ngi liggéey ngir loolee di code de l'enfant ñu daal di ci taxaw bu sottee dina mën a tax daal gone yeeg ni ñu leen di sàkkoo di leen saay-saaye ba sax ñu leen di yàkkataan mën a dakk moom Bassirou Kébé xam le ne texte boobu mi ngi ci yoon kañ lay sotti waxagu ko mi ngi ko waxee tey jii ci RFM moo ne woon ganu RFM matin. code de l'enfant bi acteurs yi réunir nañ waxtaan am luñ d'accord tënk ko mais dafay nekk ci circuit administratif maanaam tey du jëpp rek dem conseil des ministres mais war na ministères yi ñu joxe seen avis et observation secrétaire général du gouvernement moom moo koy jël yóbbu ko conseil des ministres ñu présenter ko pour son adoption code bi mu ngi secrétaire général du gouvernement concrètement mu ngi foofu actuellement su demee conseil des ministres ñu adopté ko mu doog a dem assemblée nationale pour ñu voter ko mais à chaque fois bu ñu gëstoo xool dañuy gis ay points yoo xam ne manqué na ci avis et observation par exemple la protection des enfants en ligne nekkuloon ci code bi alors que tey ku nekk xam ne ne monde numérique bi ñu nekk xale yi liy gën a xew ak di leen dal ci réseaux sociaux yi wala ci numérique bi en tout cas ci lay génn. ndax mën nañoo xaar ñu adopté code de l'enfant boobu avant at mi di jeex comme 2020 mi ngi soog a tàmbali. man du ma ñemee wax ne dinañ ko adopté avant at mi di jeex parce que nekk mu maître d'œuvre ci affaire boobu mais li wërte leer mooy code bi mu ngi ci secrétaire général du gouvernement certainement bu ñu defee dernière phase de réglage yi dina dem conseil des ministres donc mais nag am na loo xam ne nii aussi souvent day génn comme pesanteur au moment du processus mais foog état gérer ko état rôle am du taal daay comme Saalum ni ñu koy waxee du taal daay mais pour apaiser la ou consensus et cetera ñëpp d'accord ci lii le maximum plutôt. Bassirou Kébé di conseiller bu président de la République chargé de l'enfance. lu aju ci lu ñu nimiku jamono ji mu dey gone yoo xam ne dañ leen di saay-saaye wala ñu yegg ci seen kaw am ci yu jigéen yooyu xam ne sax danañ yegg ak ñoom ba ci di leen wan loo lor loolee nag tax ñu delloo si xalaatub ndax gone yi dee su leen jàngal éducation sexuelle ci école yi ngir ñu teel ko xam ba xam ana kon nees koy moytu ñi ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi ak way juru ndongo yi joxe nañu ci seen xalaat ñu ànd cee Koumba Sandiane Faye. dina permettre xale yi éviter grossesse précoce. Curiosité sur le sexe mu dañ xale yi jël seen responsabilité par rapport à un certain nombre de. sàkku wala nekk ak moom mu jëli ci ab ëmb mbir moomee tout tànk yi rawatina ndongo yi di dund ëlëm xelu ñu bëri li Amidou Ba bëgg mooy ñu dugal li di njàng jëm ci wàllub awra ci biir l'école yi moom mi li doon sociologue. damay conseiller et les familles damay conseiller état yi vraiment ñu concerter ensemble de façon participative mun a introduire éducation sexuelle. boo lépp xalaat ñàkkul yitteel kuréel gi ëmb mboolem parents d'élèves yi fii ci Sénégal ndax lii dafa war a dakk Bakary Badiane. dafa mérité réflexion ñu xalaat ba xam est-ce que sur cette affaire mën nañ ci discuter ba xam si c'est faisable mais il faut que ñu trouver solution. waaw lan moo ci war a doon taxawaayu ministère bi ñu dénk wàllub njàng meek njàngale mi fii ci Sénégal ñoom ñi nga xamante ne seen position war naa dëggal wala neenal boobu lépp xalaat ci kàddu directeur bi ñu dénk wàllub communication ak formation Sénégal tolloogul foofee te lépp luy jàng lépp lu jëm ci awra dañu ko war a bàyyeek waajur yi Mouhamadoul Moustapha Diagne. bokkul ci li ñu dugal ci njàngaleem école Sénégal loolu moom xalaatuñ ko préparé wuñ ko nekkul ci benn programme en préparation wala benn réforme boo xamante ne bii éducation nationale ñu koy waajal. wàllu sëy ñu ngi koy jàngalee ci kër yi ndax xale yi am nañu papa am nañu ay yaay am nañu ay tante am nañu ay bàjjen am nañu ay frère am nañu ay sœur seen responsabilité la ñu jàngal xale bi wàllu sëy. li ko waral daf di ne wax ci lu ñeel awra dafa xaw a sensible maanaam mbir la daal moo xamante ne nekk ci l'école di ko wax ak tout tànk xel mën a si koo nangu ba tey ci kàddu kilifa gi. am na ONG bu ko fi yëngaloon ministère éducation nationale changé ñu position wàllu sëy nañ ko jàng xale na ko mbokk xale yi jàngal seen i doom ndax dafa nekk lu sensible. xel mënees naa nangu toog ci l'école di jàngal ab ndongo lu jëm ci wàllub awra am déet Bakary Badiane mi jiite kuréel gi dëxëñ parents d'élèves yi gisee ko nii. sujet tableau de suñu sañoon daal vraiment ñu wax ko feneen bu dugg ci biir école yi franchement. ay tout tànk mu bokk ci ñoom ay ndongo yu ñu sàkku di leen harcelé wala ëmbal leen ñu bëri yàpp ne yoxo askan wi ñëpp ngi ci askan woowee tey di seetab yoon ngir mën a fànk loolee ci xalaatu ñenn ñi jàngal yooyu lépp tout tànk mbirum awra ci bu ñuy nekk école mbir la boo xamante ne bu ko fi jëliwul it war na ko mën a wàññi bu baax a baax. Koumba Sandiane Salmon Faye waxtaanee autoroute à péage bi ak it lu aju ci tarif yi nga xam ne ñu bari ci askan wi ba léegi ñoo ngi jooy ak seeram ci yooyu le wàll ci xibaar yooyu jote nañu ko état bi nuppi na kon ngir négocier waat contrat bi dox diggam ak ñi gàccoo doxalinu autoroute à péage bi Mohamed Ali Mouba. Eiffage d'accorduloon ni ñu renégocier contrat
autoroute à péage bi waaye nag dafa mel ni état du Sénégal mooy na fu mu jàpp rek continuer di bëgg de kon ñu renégocier contrat boobule état bi lu mu bëgg mooy ñu wàññi prix kon passage bi naka noonu itam ñu yokk xaalis bi dugg ci trésor public bi ba léegi nii Eiffage daanaka 6% la investir ci autoroute à péage bi waaye ci lu bëri moom mooy jël ci bénéfice yi société civile bi nag yàgg na dénoncer li nu mel collectif usager autoroute à péage bi yàgg na ko wax itam ci wàllu insécurité bi ndaxte dafa jàpp ni Eiffage deful liggéeyam ci wàllu woowule ci loolu nag Eiffage ak état Sénégal jotoon nañ waxtaan ba Eiffage wàññi tuuti prix péage bi wàññi ko 1000 francs waaye nag dafa mel ni état Sénégal daa bëgg mu yokk loxoom ci lettre bi président Macky Sall adressé waa France nee na état Sénégal am na droit sauvegarder intérêt am ci lépp loo xamante ni am na contrat ci moom ak entreprise française yi demoon sa ba mer lool ci déclaration bi Eiffage defoon wax ni daanaka lu ñu jot a négocier mënatuñu ko renégocier waaye nag bu ñu sukkandikoo ci disposition contractuelle article 40 bi nee na ñaari parties yi yépp ku nekk mun na invoquer lu ñuy woowee clause de rendez-vous pour ñu renégocier contrat boobule waaye ñu respecter équilibre économique concession boobule loolu nag dafa mel ni état Sénégal loolu la bëgg soulever su ko defee ñu mën a renégocier contrat bi ñu wàññi prix yi ñu yokk itam xaalis bi dugg ci trésor public. waxtaane xaalis ak njëg ci weneen wàll mu di soble mbay mi jàpp nañu njëg kilo bu nekk ñaata la ñu koy jaayee baykat yi ca Potou ak agence de régulation des marchés juboo nañu ci li nga xamante ne ji mooy njëg gi ndax ña nga ko jàpp ci kilo soble mbay mi juróom fukk jàpp juróom benn fukk ak juróom Abraham Paul Pouy. Ngañ Mbay ñu ngi koy jaay 250 francs soble nawet bi 325. ginnaaw ay waxtu yi nga xam ne tëjoo nañ ko te di ko waxtaan ci nii nag le producteur yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Potou ak ARM d'accord te fixé prix yi nga xam ne moom la soble gi war a jar. soble nawet bi ak soble noor bi yëpp dañu ko boole woon daanaka benn prix yàlla def na ren séparé nañu ko orion bi di Ngañ Mbay ñu indi nañu ko 250 loolu la nekkoon daaw waaye sonsa bi de rouge d'Amposta bi indi nañu ko 325 loolu nag mu nekk lu rafet lu baax lu béykat yi di sali. ci nii nag la ARM ak producteurs yi tamit juboo ginnaaw xulloo ak xiiroo ak ŋaayoo yi nga xam ne doxoon na seen diggante daaw Mamadou Ba Jamyo di. jaanoon nañu une semaine waaye ñu bañ fekk na ne booba tam ñoom itam xëy na am na lu ñu ciy tiit mooy dañuy wax ne prix bi cher na waaye de façon production bi am na lu am ba pare kay muñalante be loolu laa wax léegi ñu muñalante be benn semaine loolu ak lu mën a jur ci àddina war na mën a nekk. ARM nag ci nii mu fas yéenee gunge producteurs yi ci campagne yile ba du am benn jafe-jafe Amadou Abdoul Sy moom mooy directeuru ARM. semaine bi dinañu génne arrêté ci matérialise prix yu ñu jàpp tegu ci ñu génne aussi arrêté lettre véhicule yi gunge leen comité de gestion yi ba ñu nekk performant ñu mun a gérer campagne commercialisation bi am nañu ay table de filière buy réunir de temps en temps pour évaluer. ci campagne bi nag producteurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Potou di ñu xamal ne yaakaar nañu génnee lu toll ci 90 000 tonnes jëm ci soble mu nekkoon Abraham Paul Pouy Potou RFM. Abraham bëccëgu tey gi mooy bëccëg gi ñu jagleel rajo ci àdduna bi journée mondiale de la radio te noonu la ñuy doxe kon wutali diwaanu Tambacounda xoole rajo communautaire ya fa ak nañuy doxe seetlu gi mooy seeni programme dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax dëkk bak nañuy doxe Moussa Oumar Gueye. mboole làkk yi xeet yi nga xam ne ñu ngi fare fii ci diwaanu Tambacounda daanaka yi ci gën a bëri tey ji jot nañu ci rajo communautaire yi ñu am fa émission wala bokk ñu am fa journal ngir lépp lu jëm ci wàllum xibaar ñu mën ko taataan ñu jot si loolu nag dafa nekk li nga xam ne dafa yell ba tax ñi nga xam ne ñoo yor programme rajo communautaire yi daal di ci wuyu bu baax a baax ngir tontu bëgg-bëggu askan wi ba tax booy seetlu bambara yi fulaabe yi pël yi alpulaar yi séeréer yi joolaa yi jaaxanke yi soninke yi basar yi bédik ak koñaagis daanaka ñi ci gën a bëri tey ji am nañu ay temps d'antenne ci rajo yi moo xam dañuy joxe ay xibaar moo xam dañuy waxtaan moo xam dañuy yeete wala di fàttaliku cosaan lu ñu mën a jàpp ci wàllum rajo fii ci diwaanu Tambacounda mooy Tabajan FM bu Gouloumbou bokk na ci rajo yi nga xam ne ñoo mujj juddu muy ci rajo communautaire yi boobu nag ñu ngi ko ibbi ci Gouloumbou waaye itam dafay yaatu ba dem ci fi nga xam ni moom mooy ci commune bu Missirah ci Dialokoto ak ci Netebulu dafa nekk rajo buy yëngu ci wàllum bërëb ba nga xam ni moo gën a yaatu ci fi ñuy bay lu jëm ci wàllum banaan Moussa Omar Gueye
Tambacounda rajo Futur Média. def na fukki at ak juróom ci ren jile ba El Hadji Ndiaga Mbaye génne àdduna moom Ndiaga Mbaye moomee doonoon ku ñu ràññee lool ci aada ak cosaan rawatina ci kàddoom ci way ak yeeteeg digle jam ci daan def fàttali ne ak njabootam dinañu ko delloo njukkal tey jii ci fàttaliku ko ñaanal ko it ci bés bi nga xamante ne mooy mandargal fukki at ak juróom ba mu génnee àdduna ak léegi ndaje moomee ñi ngi ko jàpp ca Tiwaawan ga nga xam ne fa la fekk baax. RFM bitim réew. dellu dalalaat Pabes Diba Pabes maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Mohamed di nuyu ñëpp. waxtaane wàllu jàngoroy coronavirus ga am ci Chine waaye dafa mel ne réewi Afrique yi dañu jël seeni matuwaay la tax bokk na ci ay jafe-jafe yoo xam ne nar na ko ju rawatina ci mbiru koom ak yu ni mel ñu ànd waxtaane ko. waaw ci jël seeni matuwaay googu sax la leen commissaire bi yor wàllu koom-koom ci Union africaine di woo moom Victor Harrison mu ne nag jàngoro jooju di coronavirus gi feeñ ca Chine suñu deful ndànk daal ba mu dugg fii ci réew Afrique yi seen koom-koom dina dellu ginnaaw bu baax a baax ñu déglu Victor Harrison ci micro Amadou Sabarba. Nous avons au niveau mondial le coronavirus. xam ngeen ne jàngoro ji xew ci àdduna fi mu toll nii mooy lii di coronavirus te muy wéy di faat ay doomi aadama fële ca Chine naam sax duggagul ci continent bi waaye faw ñu jël ci ay matuwaay yu am solo ndax mën na laal li nga xam ne mooy koomu àdduna bi rawatina fii ci Afrique boo xoolee ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum pétrole ñi ngi amal ay waxtaan di xool nu ñu mën a aaree li nga xam ne moom mooy seenu boobu les secteurs. Le niveau de protection donc du pétrole parce que la demande mondiale risque de. ndax boo xoolee diggante Chine ak réew Afrique yu bëri seen demleeg dikkalante bi bari na lool ci wàllum commerce moo tax rek may àddu di ñaax ñi nga xam ne ñooy gouverneur banque centrale yi ñu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne mooy boobile jàngoro di coronavirus ndax mën na laal li nga xam ne mooy koom bi te bàyyiwul benn réew ci àdduna bi. Au niveau international. Mohamed commissaire bu yor wàllu économie ci Union africaine mi ngi doon wax nag ginnaaw bi muy participer ci première réunion boo xam ne ni bureau association banque centrale yu Afrique yi dañ koy amal fii ci Ndakaaru ndaje moom sax mu ngi am ci makkaanu BCEAO bi nekk fii ci Ndakaaru. Fonds monétaire international di FMI mu mel ne dafa àcc ay programme am diggam ak Guinée. waaw ndogal gi nag mu ngi ñëw ci juróom-ñeenti fan ci weeru février gi ñu génn nile noonu la ko journal bi di Financial Afrique xamle mu di dogal gu xaw a raar nag ndax bari na ay réew yoo xam ne dañ doon nekk ci ay élection wala ñu koy waajal te sax waa FMI di wéyal seeni programme bu baax a baax loolu nag muy lu njëkk wala lu raar ñu gis lu ni mel Kumba Sanjaan Fay. jàpp rapport bu mu daal di siwal ci àllarba gi ca Washington FMI di ardu ci mbirum situation financière bu Guinée jëm ci wàllu dépense yi ñu def jëmale ko ci référendum yi ak élection noonee FMI di ñaawlu ni mbir yooyee demee jàpp langage diplomatique buy xaw a nëbb sax dayoo gi wane googu lépp jafe-jafe Guinée am jëm ci wàllu koppar ba ñu jàllee ay élection ci mission gu mujj foofee ca Guinée ba muy tontu li nga xamante ne laaj la woon bu BCRG FMI def ab audit lu ko dalee fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2019 ci boobu lépp mission ñu déggoo woon ci ak kilifay réew Guinée ne lu ñu dëxëñ dem ci wàllu stabilité bu secteur financier dina daal di mën a muur lépp lu jëm ci ni ñu war a mën a xoolee réew Guinée naka lay doxalee jëm ci wàllu kopparam ak lu réew moomee yor ci gafaam anam yi muy fayee it ak ni muy saytoo li nekk ci banque yi nan lay yore it lépp lu di jafe-jafe ak ban yoon la mën a wut ngir saafara jafe-jafe yooyee jëm ci wàllu banque indicateurs yi wane woon ne réew Guinée yokkute fam jëm ci wàllu koppar booy xool amul solo donte loolee lépp seetlu nañ ko teewut FMI daal di dakkal programme bi mu jagleeloon réew Guinée ab dogal la boo xamante ne li nga koy gis bëriwut lool te ñu mën ko lëkkale tey ak dépense yi nga xamante ne réew Guinée def na ko lépp jëm ci amal référendum naka noonu élection législative bi ñu jàpp ci benn fan ci weeru mars bi di ñëw. Kumba Sanjaan Fay Libi la ñu jëm Pabes waxtaane conseil de sécurité ba foofee li mu bëgg moom it moo di ak dal maanaam ñu wéer ngànnaay ba defante bi muy doon lu sax nag. waaw démb
la ñu voté résolution bi foofu ca ONU fukk ak ñeenti réew ñoom ñoo ko voté diplomate onusien yi nag daal di confirmer sax li tukkee woon ci sommet bu ñu amaloon ca Berlin ca Allemagne ci 19 janvier gi ñu génn boobu sax amoon na ay dirigeants yu bari yoo xam ne daal ñoom d'accordoon nañ ci teg ngànnaay yi foofu ci Libye résolution bi ñaan na itam kii di secrétaire général bu ONU mu proposé ay moyens yoo xam dina mën ñu contrôler kon cessez-le-feu boobu te nag ñu teg aussi état membre yépp daal ñu bañ a dugal seen loxo ci xeex bi nga xam ne ni moom moo am foofu ca Libye ndax daal ñoom gis nañ ne xeex bi lu ko gën lawal yépp mooy ay réew yoo xam ne nii daal jotewuñu ak dara Libye ñoom ñoo fay dugal seen loxo ci xeexoo bi ba tax na daal ONU bëgg loolu dakk xeet yooyu loolu def di woy màggati yor màggatum yor yokk ay rek la ñuy def ndax dafa am luñ ci bëgg nag ma nga noona jaajëf Pape Bes Diba RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne ñu dellu si waat ci xibaaru digg bëccëg gi ci wolof Pape Bes xaw nañoo rayee ki tubaab lu ne làkk na ko fi mi ngi noonu daal Pape Bes daal olof daa xaw a des na garaawul jéggal nañ ko ma nga noonu di waxtaane wàllu tàggat yaram doore kook la xew ca école centre de formation bii di Dakar Sacré-Cœur mu mel ne loole la leen dal métti lool ña moom foofa waaye ministre des sports mi ngi indi njàppalem ci moom i li mbir. waaw di Matar Ba tey jii ci suba gi foofu la xëy daal di dem nemmeeku waxtaan ak ñoom ngir jàppale leen ci jafe-jafe bi nga xam te ni ñu ngi koy dund barki démb ak léegi ci lu jëm ci wàllum pédophilie. barki démb la feeñ. barki démb yàgg nañ ko dund. waaw yàgg nañ ko dund waaye barki démb la daal di feeñ. waaye lu ci mënti am rek jàppale ni jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram di Matar Ba moom daal dina kon bokk dem foofu waxtaan ak ñoom ngir jàppale leen si jafe-jafe boobu nga xam jamono gi ñu koy dund ànd seeg waa fédération sénégalaise bu football ñaand seeg Soda Thiam. gannaaw ba ñu amalee waxtaan ci lu toll ci benn waxtu jëmale ko ca lay lëmbe Dakar Sacré-Cœur njiital club ba nag daal di nañuy xamal ni fa mu newoon ba léegi jugu fa maanaam dimbali yoon ba ñu gën a leeral mbir mi Aïda Sey di assistantam moo ci àddu. fi ñu toll nii nag sunu yitte yëpp ñoo ngi ko fas yéene jëmale si taxawu xale yi ak seen njaboot si wàllu yoon ñi ngi feddali sunu taxawaay ngir lëkkaloo ak ñi yox mbir mi pour mbir mi yëpp leer. en tant que ministre des sports nag Matar Ba moom ñaawlu na mbir mi ca noone nag ma ngay daal di ñaax ña nga xamante ni ñoom ñooy jiite centre de formation yi ngir ñu gën a bàyyi xel ña ñuy dénk xale yi. famille sportive benn la te lii am na dañuy andi suñu solidarité gouvernement bi ci ñi nga xamante ñooy parents yi mais ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ay victimes présumées parce que lii dañ koy naqarlu jusqu'à la dernière énergie xamit ne lii am interpellé na képp koo xamante ne da nga nekk ci wàllu sport muy académie muy école de football muy club bu mu mënti doon discipline confondue ñëpp nañu ubbi seen bët yi te surveiller ñi nga xamante ñoom lañ jox ndaw ñi. ngir xeex li ni mel te mu bañ fee amati ministre bi noppi na ngir daal di wër centre de formation yi nekk ci Sénégal gi yépp. dinañu doxantu ci yenn centre yi école de football yi pour waxtaan ak ñoom ci mbir yi pour ku nekk gën a xippi sa bët te xam ne kuy yàq xale waroo jege xale. ku yàqkat xale dañ la war a écarter définitivement parce que société bi soxlawul façon nit ñu mel noonu. ci waxtaan googee nag ministre bi daf cee àndoon nag représentant wu fédération sénégalaise de football di Sayer Seck mi nga xamante ni vice président la waaye itam président centre bu Jambar moom it ñaawlu na mbir ma xew ca Dakar Sacré-Cœur. ñu wax wàllu football ba léegi waaye ca bitim réew gi la yoon. waaw quart de finale coupe de France tey jii ci ngoon 20h diggante Épinal di club national 2 ak Saint-Etienne lay daal di doon ni ki démb Rennes Paris Saint-Germain ak Lyon daal di nañ kon bokk qualifié ndax PSG moo leen daal di fekki ak itam Lyon mi éliminé démb Olympique bu Marseille sa Italie tamit ñu ngi seen demi-finale aller coupe nationale tey jii ci ngoon 19h45 Milan AC dana tas ak Juventus de Turin ni ki démb Napoli dafa daal di daan ñi di waa Inter de Milan ci demi-finale aller bi benn ball ci dara. ñu njaay wàllu basket ci week-end bii dinañu tàmbali championnat bi. ci góor ñeek jigéen ñi ñëpp nag danañ wutali ñaari équipe di AS Douane ci góor ñeek AS Douane ci jigéen ñi ñoom mi nga xamante ni AS Douane ci góor ñeek AS Ville de Dakar ci jigéen ñi kon bokk ñoom la ñuy daal di wutali ndax ñoom ñoo ŋànk li nga xamante ni daal moo di titre gi waaye am na ay équipe nga xamante ni xëy na ni ren gi war nañoo mën a indi ab coppite ci mbir mi loolu moo di kaddu suñu naataango gi di Mor Bassigna nekk ci quotidien record ci biir groupe Futurs Médias. AS Douane mooy nekk favori pour le titre ndax ñoom dañoo defoon daaw doublé mooy ñu gagné championnat gagné coupe du Sénégal ba pare équipe boobu moom mooy war a représenter Sénégal ci basketball African League mooy compétition bi NBA yi lancé te mu war a démarrer du 13 au 15 mars fii ci Dakar
donc soo génnee ci AS Douane da nga am ay équipe yu mel ne Dakar Université Club équipe yu mel ne Saint-Louis Basket équipe yu mel ne Wakam yoo xamante ni daaw ñëw nañ ba demi-finale Dakar Université Club rek daaw dafa joué ñaari finale nationale perdre ñaari yëpp devant l'AS Douane donc ren mën nañ leen a xaaraat vu que am nañ président bu bees mais aussi tamit ñoo ngi def recrutement bu mucc ayib ci jigéen ñi boo jëlee ville de Dakar ngay wax parce que comme Douane ni mu def daaw ville de Dakar noonu la def dafa gagné coupe du Sénégal gagné championnat te mu am mbébét tamit joué ren Afrique donc équipe bu am mbébét joué Afrique mën nañoo wax équipe boobu moom mooy favorite ci championnat jigéen su weesoo ville de Dakar gën a am Dakar Université Club nga xam ne am nañu entraîneur bu bees renforcé nañu pratiquement ren saison bi parce que soo xoolee seen président bu bees bi dañ ne Duc dafa bëgg a redorer son blason mooy li mu doon def ci année yi passé di gagné ay titres di def ay grands chelem loolu la Duc bëgg a defaat donc mën nañoo xaar ne gën a am concurrence bu métti diggante ville de Dakar ak Duc mais gën a am yeneen équipe yu topp ci ginnaaw comme ñu mel ne Saint-Louis Basket nga xamante ne booy xool 10 dernières années yi bu joué wul final championnat gën a joué demi-finale wala coupe du Sénégal benn gën a ci am benn su weesoo Saint-Louis Basket gën a am ay ISEC ay Jaraaf Développe ak ASFO yi nga xamante ni mën nañoo tuuteloo peut-être ville de Dakar wala Dakar Université Club ci benn match wala ci ñaari match. waa kay Ndiaye fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram